ñu bëri xam naa dinañ ci dellu si waa si kanam di nuyu tamit docteur Malick Diop am tamit mbégte lool dalal ko ci suñu plateau nuyu waa plateau bi yëpp nuyu tamit ñi seetaan jamono ji ne important Pape Makhtar Diallo. Aïcha di la nuyu di nuyu ñi ngi seetaan ci la Sen TV di nuyu aussi ñëpp ñi nga xamante dañu nekk si plateau bi. Mouhamed Mbaye. rajim bismillahi rahmani rahim walhamdulillahi allazi bi ni'matihi wa jalalihi tatimu salihat wa bi fadlihi tatahaqqaqu maqasid alghayat wa bi tawfiqihi tatanazzalu alkhayrat walbarakatu wasalaatu wasalaamu ala nasir alhaq bilhaqi talaati alhaqi bilhaqi min alhaqi ila alhaqi haqu haqaiqin walhaqu haqqahu wala haqqa yahiqu bihaqqihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabia alhuda bi haddiin ila yawmi ddiini Aïcha maa ngi lay nuyu bu baax tabarakallahu di la ziar di la wàcce sa wàcc waay nee na Aïcha nuyu ñi nga xamante ni ñu ngi ci plateau bi yëpp Seydi El Hadji Malick ñu ngi koy nuyu di ko ziara ni nga ko waxee ñun ñëpp papa la ci ñun papa coon kazalika di ko nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax di nuyu sama góor gi maa ngi koy tooñ léegi naan ko temps yi moom yow ak corona bi fi mu toll nii yéen a yenu buzz bi Père Mbaye Ngoné di ko nuyu di ko ziar nuyu ñu ci plateau bi yëpp nuyu nag sunu gan gi nga xamante ni moom la ñu dalal tey bokk ci ñi nga xamante ni ràññeeku nañu kër maam Seydina Limaamullahi di Serigne Abdoulahi Fall laay ñu ngi lay ziar bu baax ñun tamit macha allah. incha allah xam naa tout à l'heure dinañ ci gën a ñëw ci waxtaan bi laata may dem ci Bintou Kane ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm. voilà merci Néné Aïcha di la fay di nuyu ñi ci plateau bi yëpp di nuyu suñu ay téléspectateurs aussi. Très bien alors comme ni ñu koy defee ay bés bu nekk tous les jours parce que l'actualité reste dominée par le coronavirus dañuy dem jëli le point corona ànd ci ak Mohamed Diop. Mohamed Diop da nga def le point corona ba tey da nga sol yére corona. waaw léegi la ma ko docteur laaj nee na ndax corona bi laa daamine ni ma ne ko déedéet tombé waral ay gaaf nag fekkoon na avant corona bi di ñëw waaw yére bi ne fi nuroo na ko tombé ma war a ay gaaf nee na ñu ngi lay nuyu di nuyu say invité Papa Thion ni nga ko waxee ak docteur di nuyu ñëpp alors comme d'habitude actualité oblige saa su ne dañ leen di defal le point corona ak le ministère de la santé et de l'action sociale tey nag wala sax ak démb yëpp docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye moom moo ñëw dañuy dem seetaan ko su ko defee mu defal ñu le point ñu dëkkaat ak yéen ci mbir mi ak les chiffres commenté ko c'est tout de suite. ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett test yi nga xam ne def nañ ko juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar dellu si nañu am doomu jàngoro ji mun nañu wax ne juróom-ñetti fukk yi ak juróom-benn moom la ñuy wax contact ki nga xamante ne moom moo am tey doomu jàngoro ji fii ci Sédhiou dem na ba wàll ñaar fukk ak juróom am na benn boo xamante ne moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ko gis fii ci Dakar ci bërëb bi ñu naan ñaari tali fukk ak ñaar wër nañu ñaari cas grave ñu ngi tëdd ci service réanimation yi ci fi ñuy wax hôpital Fann ak hôpital principal dalee ko ba mbas mi Covid 19 duggee ci biir Sénégal ba léegi ñu ngi natt juróom-ñett fukk ñaar fukk ak ñett yoo xamante ne dañu ànd ak doomu jàngoro ji ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn wër nañu juróom-ñeent faatu nañu ci li des fii ñu ngi toll ci juróomi téeméer ak fukk ak juróom-ñaar. voilà mi ngi noonu ne kon loolu moo nekkoon sunu point du jour directeur centre opération d'urgence sanitaire nag waxoon na ko ne Sénégal jamono ji mooy docteur Abdoulaye Bousso que ne Sénégal dafa nekk ci phase ascendante feebar bi saa suñu xëyee ñu ngi gis ne nombre de tests yi naam mi ngi yokk waaye nombre de cas yi également mi ngi yokk alors tey ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay tests ñu def muy 873 ni mu ko waxee 87 ñoom ñoo ci ñëw positif muy juróom-ñetti fukk yi ak juróom-ñaar yi juróom-ñetti fukk yi ak juróom-benn yëpp 86 yi ay cas contact suivi la muy wàllante benn cas communautaire la ñu am tey muy cas bu nga xamante ni am na doomu jàngoro bi nee te xamuñu ana kan moo ko wàll ñu ngi ko gisee nag foofule ca ñaari tali lu jëm ci taux bi nga xam te mën nañ ko xayma ci lu positif soxal ci ay chiffres mën nañ ko takk ci téeméer boo jël fukk ya toftal ñeent alors loolu moo nekk point bi tey oui muy waaw xool fan nga jëm ci fan nga ñu yóbbu tey dañuy bàyyi juste docteur très rapidement mu ñëw ak ñun ci situation du jour bi parce que quand même aujourd'hui gis nañ test yi ñuy def de plus en plus test yaa ngi bëri de plus en plus aussi cas yaa ngi bëri aujourd'hui on parle encore de 10% par rapport à la contamination lan nga ci jàngat ak lan mooy si sa xalaat. waaw liñ ci jàngat
de manière très brève mooy lu am solo loo xam ne sénégalais yi dañ ko war a xam mbas mi dugg na Chine commencé dafa am benn nu muy tàmbalee da ngay am quelques cas yi di yokku après mu am phase exponentielle cas yi yokku ba nga xam ne hospitalisation dootul mën am nit ñi di xool ñan ñoo gën a feebar ak ñan ñoo xam ne ñoo gën a jëme ndaw ñu xool ñan lañ ci faj ak ñan lañ ci dul faj Chine noonu la tàmbalee dal na Europe Italie Espagne dal na France ak yeneen réew tey jii nii dal na États-Unis bi nga xam ne moom moo ëpp tey jii nii malade ci àdduna wërngal këpp ëpp doole ci koom-koom ci réew yi te tey mënatu ci dara fi mu ne nii day topp rek dafay suivre pathologie donc faut pas rêver ñun ñu ngi dans un pays africain comportement yi ñu am sur le plan communautaire mooy déterminer naka la maladie bi di def ci suñu biir réew damay joxe rek benn exemple simple comparé ko léegi nii ak li xew pour l'instant au Sénégal damay comparer l'activité au niveau du Burkina bi ngeen gisee ñun bi ñu tàmbalee dafa tàmbali feebar bi ñëw dugg fa ak doole ñii dee bëri boobu ñun mi ngi doon doog a dugg transmission communautaire bi mi ngi doon doog a commencé ñu am nu ñu comporté woo soo xoolee Burkina tey jii nii même ci marché yi dañu teglante table yi de telle sorte que dafay am distance réglementaire c'est-à-dire population bi ñoo ko jël en charge tey jii nii xam ne lii bu lawee dafay décimer population bi fi mu ne nii ñu ngi benn phase boo xam ne macha allah mbir mi mu ngi wàcc bu baax taux de guérison bi mi ngi yokku cas yi ñu gis bëriwul ñu jàpp ne tey jii nii d'abord li tax cas yi gën a yokku mooy dañu yokk test yi ça c'est normal parce que bu ñu commencé gis cas communautaire rek dañu war a yokk test yi ñi ngi doon wax bu njëkk naan def leen attention bu leen toog rek gis tant de cas foog ne foofu la yem parce que ñu bëri ñi ngi ci biir gox yeeg goxaat yi am feebar bi di dund ak feebar bi di wàlle te amuñ benn symptôme loolu tey moom mooy la situation réelle donc su transmission communautaire amee rek xam leen ne de manière effective geste barrière rek moo mun a arrêter transmission bi loolu nag population yi nag ñoo ci war a jóg dinañ ci ñëwaat tout à l'heure de manière plus profonde. Effectivement dinañ ci ñëwaat donc Mouhamed fan nga ñuy yóbbu. dem Sédhiou. Sédhiou xam ngeen ne am na cas communautaire benn waaye ci xibaar yi ñu jot te mu yees mooy jot na wàll 20 nit ak juróom muy 25 personnes dañ fay fekk ji foofee sunu ndaw ba nu fa toogal Ibrahima Diallo alors Ibrahima lan la ñu mën a jàngatee ci situation bi foofu la ca Sédhiou. waaw Mouhamed Diop noo ko waxee noonu la demee donc Sédhiou yàggoon na bokk ci ay régions yu nga xamante ni amul benn cas ci mbas mi waaye loolu jeex na niki tey gannaaw bu ñu enregistré benn cas positif aju ci contamination communautaire cas bile ab ndaw la nekk oustaz bàyyeeko ci région bu Louga def na plus de ñaari semaine ci Mankonomba ci dëkk bu mu cosaanoo nekk ci commune bu Oudoukar laata muy demal boppam ci hôpital bu Sédhiou pour saytu yaramam si la ñu xamee ni am na coronavirus mettre nañu en quarantaine njabootam taxawal nañu tam benn dispositif médical ak sécuritaire si Mankonomba lépp ci saytu mbir mi xool ba xam ñaata nit la jaflanteel am nañu fa lu ëpp fanweer prélèvement si Sédhiou tam fu mu jotoon animé benn émission religieuse ci benn rajo nekk fii si Sédhiou mettre nañu tam en quarantaine ñu fay liggéey am na sax ñu jàpp ni war nañu confiner dëkk bi yëpp pour liggéey boobu mun a am ay résultats yu mucc ayib ci mbirum fagaru si jamono bi bari na ay passagers yuy dugg ci diwaanu Sédhiou ñuy bàyyee ko Dakar donte sa teg nañu frontières yi si yu ñu teg tuuma ci mbir mi dawalkat moto taxi yi ba ci ay cadre région de Sédhiou ñuy faral di ñëw ak ay passagers à chaque fois ñu ñëw fii ci week-end nekk na ñu nga xamante ni ñu bari ñu ngi koy ñaawlu fii ci diwaanu Sédhiou beneen mbir bu ñuy ñaawlu Mouhamed Diop nekk na lu nga xamante ni dafa aju si ñàkkum centre de traitement fonctionnel fii ci diwaanu Sédhiou fàttali ni malade bile
si Kolda la ñu nekk di ko faj nekk lu nga xamante ni donc ñu bari mënuñu ko comprendre ci région bu Sédhiou donte Sédhiou région la donc pour ñoom Sédhiou war na am benn centre fonctionnel pour prise en charge cas de contamination yi mun a nekk luy gaaw. Ibrahima Diallo moo doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Sédhiou pour la Sen TV. jërëjëf Ibrahima Diallo donc Néné mu nekkoon sunu point localité du jour mu ngi woon foofee ci Sédhiou alors dañ leen di jox ba mbas mi dooree ba léegi situation globale bi ñu ñuy xamal ne am nañu total confirmé 823 muy ñaar fukk muy juróom-ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñi nekk total sous traitement ñu ngi toll kon ci 517 ñi nekk total guéri yi nag chiffre yaa ngi ni 286 ci lay toll district yi nga xamante ni mbas mi laal na leen ne ñu ngi toll kon ci fanweer ak ñaar ci ay district total décès yi ñu ngi toll kon ci 9 ak benn évacué ñuy fàttali ne également ba mbir bi tàmbalee ba léegi cas contact yi ñu ngi ci amee 647 90 pour communautaire cas importé yi également 86 ni ñu leen ko waxee Dakar également moom mooy épicentre feebar bi ni nga ko gisee point yu rouge nii donc district yu bari touché nañu bu baax a baax loolu mooy waral ñuy wax saa su nekk ne Dakar mooy épicentre jamono ji feebar boobu di coronavirus alors point xanaa sensibilisation ne ñu wax ne dañu raxas loxo yi ni ko docteur di defee moom àndaale na gel antiseptique am ak masque yeeg yu mel noonu lu ci am solo la ñuy respecter encore une fois distanciation sociale yi mesure barrières yi ni mu ko waxee ndax prévention bi surtout moo mën a dimbali autorités yi yëngatu ci wàllu paj meeg paju mi pour ñu mën a prévenir mbas mi la di Covid-19. Mohamed ñu ngi lay jaajëfal on se donne rendez-vous demain.